Dieng. waaw di remercier encore Sénégal Entertainment Group si opportunité bi mu ñu jox ko suñu ay partenaires. et on leur donne rendez-vous dès demain. dès demain je dis bien dès demain. suba incha allah wallaay. programme yi démarré ñoom seen visibilité yi ñu mën a am pour nous accompagner sur ça démarre. man nag da ngeen ma jëlee rajo ba. indi ma waaw ci télé bi ba lamb jee jot. ngeen delloo ma ca rajo ba jeex na. waaw tubaarkàlla. jërë ngeen jëf ñu daal di kon ànd ak la complicité de la régie xool portrait ñaari mbër yi ñu tàmbalee ak portrait Gouye Gui xool jaar-jaaram xamanteeg moom soogam ñëwaat ci plateau bi. kenn mënul tudd taarixu làmb fii ci Sénégal te doo ci tudd turam Gouye Gui ñu teel koo ràññee loolu ci mbapat yi ba ci lutte avec frappe la tax ñu gën koo xam bokk na ci li nga xam ne mooy kàllaamaam waaye tamit anam wi nga xam ne da koy bëree ñu miin ko loolu ci li nga xam ne mooy simpi borom 6686 à Thiénaba def fi ay jaloore ci li nga xam ne mooy làmb ji li ndam nag miin na ko loolu tàkkusaan wu ne am na ko fi fukk ak juróomi victoire yoo xam ne Gouye Gui am na ko ñi mu fi daan bari na loolu ñu jukki ci aslëf rek Gouye Gui daan na Siteu Zos Ama Baldé Bazoka moom Gouye Gui moomi daan na tamit ki nga xam ne mooy Ama Neex Mbaye Diouf Bébé Saloum ki nga xam ne mooy Zarko waaye tamit kii di Ndiaga Ndoye moom Gouye Gui moomu moo fi daanoon tamit kii di Tyson 2 Coppet njagax Matar Diouf ak kii ñu naan Njamaxum Gouye Gui tamit dégg na muñal maanaam tàkkusaan yoo xam ne neexul ci moom ba ca mujj Boy Niang 2 daan ko Ama Baldé jël revanche am ci moom Tapha Tine daan ki nga xam ne mooy Gouye Gui ak yeneen defet yoo xam ne mbëru écurie Mor Fadam bi am na ko mbëru Géejawaay bi fas yéene laaleeg mbër mu mag nekk champion CEDEAO ñu xam ko lool ci wàllum tactique mën a bëre lool def ay jaroole ci làmb ji rawatina ci li nga xam ne mooy lutte simple maanaam mbapat mu nar a nekk benn combat gladiateur ci ñaari technicien yoo xam ne kenn nattablewul seenu mën ak bëre ak li nga xam ne mooy wàllum show lu ci mënti am rek loolee yëpp dina leer ci ñaar fukki fan ci weerum février bi di ñëw. barkalla foog naa ni portrait boobu moo ñuy wan benn mbër bi ñu nemee ci bésu le 20 février waaye balaa ñuy sori dañuy àndaat ak yéen xool portrait Oumar Kane Reug Reug moom mooy kan fan la jaar ñu ànd ci ak Jean Paul Ndour mu xame lañu ak champion Thiaroye bi. ñu gën ko xam ci tur bi di Reug Reug ñeneen ñi di ko woowee Jinne Thiaroye ñaar fukki fan ci weeru février atum 2022 lay bëreeg Gouye Gui mu am ñaar fukki at ak juróom-ñeent 1m93 di peese 120 kilos diggante 2019 ak 2021 ci fukk ak juróomi combat am na ndam fukk ak ñetti yoon mësul am match nul mësul am défaite waaye am na ñaari combat yu am jiixi jaaxa maanaam arbitre joxewul verdict Reug Reug daan na Gris 2 Elton Jordan Bébé Saloum Brise de Mer Balla Gaye Junior Fal Yarax Bazooka Ngoy Sangumba Obama Boy Diouf Boy Niang 2 ak Alioune Seye Junior mu doon xale bu feeñee ci mbapat mu ràññeeku woon ci lool di doom ak sëtu mbër Thiaroye-sur-Mer Santhiaba Kaneen mim cosaano ñëpp xam nañ ne diwaanu làmb la Reug Reug gagné na drapeau njiitu réew mi ñaari at yu tegloo Reug Reug jongante na ca tournoi CEDEAO atum 2016 ak 2017 yeneen nawle mi taboon ko capitaine équipe nationale bu Sénégal Reug Reug woneti woon boppam ak ñaari médaille d'or individuelle ak par équipe mu daanoon jël bu amateur yi di caw ba léegi doomu Niger bi mu daanoon jël bu amateur yi di caw ba léegi doomu Niger boobu nekkoon ci catégorie 120 kilos yi Reug Reug soobu na léegi ci MMA di arts martiaux mixtes am na ci ñetti ndam ak benn défaite mbër mu jafe ci mbër yi day bëre loxo day bëre tànk day mbot day caxabal tur bii di Reug Reug nijaayam Mansour Kane moo ko tuddee gannaaw bi Reug Reug juddoo àllarba nijaay ji seet si woon yaay ji tombe woon ci théâtre bi ni mel doon daw mu doonoon waa Barayeego bu Ndar ndem si yàlla Alioune Badara Diagne Golbert nekkoon acteur principal bi champion bu làmb bàyyi xel te amateur yëpp jàpp nañ ne bés dina ñëw Reug Reug nekk roi des arènes bëre baa ngi ci moom te ngemb baa ngi ci moom rax ci dolli ak mën a fecc Reug Reug voyant
di gërëm bu baax a baax Amadou Sabar Ba ak Jean Paul Ndour ñooñu nekk rajo Futur Média ma wañu ne kon drapeau bi waa Futur Média jóg nañu taxaw temm ngir kon lépp jaar ci yoon gannaaw porte yi nag dañuy daal di jox suñu intervenant bu njëkk laataa ñuy dem ci waa CNG ak ñeneen i gan yi ñu bàyyi ak Fadam 2 nekkoon na koo xam ni daana takk ngemb nekk itam ku xam làmb lool mu defal lu jàngat ci ñaari mbër yi gannaaw ba mu dégloo seetaan ñaari portrait Fadam ñu ngi lay ziar ñu bala nga nuyu waa Sénégal te décortiquer ñu ci lu gaaw affiche bi ñu tëgg muy dox diggante rëg-rëg ak guy gi. waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. maa ngi nuyu waa axlu làmb yëpp di nuyu Sénégal gépp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal képp koo xam ne nii rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ko ñaanal suñu mbokku chrétiens yi tamit ñoo ñëpp benn lañu di féliciter Lions yi nga xam ne ni tey jii ci ndam lu rëy li ñu am. di la wax équipe nationale bu Sénégal te bàyyi wax Lions yi Lions yi ñu nga parkaan ak ñoo ko loxo ba. waaw di wax équipe nationale bu Sénégal. waaw maa ngi nuyu équipe nationale bu Sénégal di wax yàlla ndam yi gën a yokk ci barke Seydina Muhammad. amiin amiin amiin. waaw maa ngi nuyu nag Maaw Cissé bu baax moom mi nga xam ne moo tax tey jii ma ñëw fii di ko ñaanal jàmm ak wér di ko wax na ko yéen ñu ngi koy xaaraat ci yeneen journée yu bokkut ak yii. waaw di ko xaar ci journée yu ëpp yi. bésu tey bii waaw bésu tey bi nag li ma ciy wax rek bari na bariwul. dama koy njëkkee ci rëg-rëg ndax jafe na nga dékk nit micro wala nga dox ci mbedd laaj nit kan mooy rëg-rëg te xamu ko. loolu boo ko gisee empreinte bi mu def ci li simple doog a ñëw wane boppam ci arène moo tax. te diggante ma guy gi dafa nekk combat boo xam ne nii ni ma waxee ci rëg-rëg noonu laay waxee ci guy gi. rëg-rëg dafa ñëw ci làmb li gën a jafee def ci mbër mu indi ko ci làmb muy mbër mu ndaw moo xam ne nii tey jii bi mu duggee arène ak léegi amul benn mbër bu mu arrièral ci wàllu làmb chaque jour mën-mënam ci làmb ci wàllu bëri ak wàllu xeex lay indi lay imposer. sañ-sañ lay indi ci biir géew. te loolu noonu tey jii bokk na ci espoiru làmb yoo xam ne ni tey jii làmb da koo yaakaar te dafa dëkk ci benn feevu làmb boo xam ne dañ naan Caaroy Géej nga xam ne champion yàgg na faa jóge ci di ñëw ci wàllu làmb. kon tey jii combat bi ñu ngi ciy xaar waa Caaroy Géej yëpp ñu ànd comme nañ daan àndee ci làmb ñu gunge seen doom ci bés bu mel bu toll nii. waaye Reug Reug day bëri koo xam ne nii dafa naqari nag ci làmb muy guy gi boo seetloo carrière am combat yi ñu ne yëpp dafa yomb ci moom da koo ñàkk combat yi difficile yëpp da koo gagné. loolu en général tokaar lay nekk ci benn làmb joo xam ne foo ko yaakaarul rek fële mu nekk benn combat boo xam ne nii guy gi dafa am avantage yoo xam ne da ko am ci diggante mag Reug Reug dafa am ay avantage yoo xam ne da ko am ci diggante mag. ñëw ci tuuti rek. waaw wax yëpp tey. waaw ñamal nu tuuti rek. waaw li ma ciy ñam tuuti rek. waaw Reug Reug combat bii combat bu mu war a xeex la. waaw bokk na ci li koy may ay solution ci combat bi. bàyyi bëri bi indi xeex non waaw bëri bi dina ko denc. mais daa am fu muy bërisee. mais combat boo xam ne bii débuté dafa war a jug a xeex bu sax. ndax dafay bëri adversaire boo xam ne nii ku mës a bëgg a képp koo xam ne nii xeex nga ko te liiroog moom rek dina am accès ci sa ngemb. kee lu mu war a indi. non guy gi combat bi garde la ci war a indi garde boo xam ne da koy limité boo xam ne ak day ànd ak jàpp ngemb ndax Reug Reug guy gi am na avantage ci moom mais bu fekkee daa jàpp ngemb daa àgg ci ngemb ga. waaw te Reug Reug ay avantage am ci combat bi mooy mu débuté xeex. bu xeex bi dalee dëgg li muy soxla ci bërëb bi dina ko mën a am guy gi nag combat bu mu war a am garde la boo xam ne dafa war a limiter Reug Reug ba toll ak moom ci garde daa dox ci moom pour mën a àgg ci ngembam. ñu ngi lay jégalu taxawal foofu. ba le 25. jërëjëf ci le 25 mooy tey. jërëjëf le 20 février. balaa ñu ciy yegg si dinañu amaat ak yow yeneen i jotaay. jërëjëf yoo xam ne guddi yu yàlla sàkk dinañu am luñ ci faq ak as lëf. jërëjëf jagleel combat bi jërëjëf ci jàngat boobule. jërëjëf mu jox nag ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp bu ñu toogee fii di waxtaanee làmb. mooy comité national de gestion de la lutte. kenn ci seen i kilifa saa suñu amee jotaay bu ni mel moo nuy gunge wétti luñu ci wàll yëpp ba lépp jaar ci yoon kooku mooy Thiam CNG ñu gis ko mu am def ci diggu mbër yi am def ci seen toog soo nga ñëw toog nag jàpp ñàmburam Thiam ñu ngi laa ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax itam nga nuyu waa Sénégal wax loo gisee bés bi. jërëjëf Malal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp di nuyu effectivement comme ni ñu ko waxee rek plateau bi vraiment rafet na trop te comme ni ñu koy waxee toujours nii la ko CNG bëggee. président Bira day wax toujours ne nañuy fexe ba làmb ñu di ko jaay te jaay bi nii rek la mën a demee ndax mooy li nu moom te war nañ koo sàmm kon lii rafet na trop toogaay bi jekk na kenn ku nekk yaa ngi nekk ci li nga war a nekk vraiment macha allah donc ndaw lañu loo xamante ne bi
dañoo yónni pour ñu ñëw xool li fi xew mais li fi xew nii tamit wax dëgg yàlla dal na suñu xel. alhamdulilah alors liñ ci wax rek mooy que combat la comme yi fi combat yi fi di jaar yépp signature yi dafa bokk ci làmb moo tax CNG di ko autoriser promoteur bi def avenant ñaari mbëri ñaari manager yi ñëw signé donc ñaari mbëri war respecter loolu li ci dolleeku it mooy li ne ci biir avenant bi rek moom mooy kenn ku nekk nga fexe ba li nga xamante ne bi moom la teg ci sas nga def ko mooy na wax ji tegginu te bu kenn laal sa morom nii ñu toogee nii nañ toog waxtaan seen waxtaan jaay seen làmb mais amul kenn koo xamante ne war nga jóg laal sa morom mbaa nga am loo koy sotti wala loo koy xëpp ndax làmb ba ñu signé contrat bi rek la ñaari mbër yi commencé ñaari mbër yi nag dañuy wax ne amul benn jataay boo xamante ne bi war nañoo laalante wala war nañoo bokk bu fekkente ne bi dem nañ ca làmb ja lu dul ne arbitre dafa génn seen diggante bu ñu leen woowee astafurlah bu ñu leen woowee pour ñu ñëw bëre si ci biir géew bi mais li ko dalee ci face à face yi ba ci agsi ci biir làmb ja jour le 20 amul ñoom ñaar duñu daje mukk ci biir géew ki nga xamante ne bii moom surtout que nag dañ koy tirer léegi parce que tirage la ñuy def le jour ñaari manager yi nañ leen woo ñu ñëw promoteur bi teew sécurité teew CNG teew ñu tirer zone yi parce que ñaari zone moo am ñaari manager yi nañ tirer ki gagné tànn zone bi ko neex zone boo tànn nag sa morom mooy jël ba ci des mais zone boobu nag da nga koy respecté ba nga xamante ne bii fi ñu lay fi sa zone tàmbalee ba fi mu yem doo ko génn am nga droit de def say mise en train may nañ la aussi nga samp sa ci mukaay fi ko bëgg fu mu la neexee parce que làmb comme dafa am réalité moo tax CNG flexible ci côté boobu jërëjëf loolu tamit aussi vraiment lu ñuy bàyyi xel la pour que ñoom it ñu mën ko xam léegi dès à présent ba nga xamante ne bi kenn ku nekk zone bi nga toog say supporters dinañ ko teel a xam mën a ñëw toog foofu li ñuy tëjee rek moom mooy comme sport la te làmb sport la suñu équipe nationale bu nekkee tey jii def na jaloore donc dinaa leen féliciter ci turu président Bira vraiment ñu ngi ñaanal gaynde yi ñu am ndam ci kanam équipe nationale bi justement parce que sport la nag aussi xam nga tubaab yi noonu dugal ci guuta dugal ni ci les lions de la Teranga ñu topp tubaab yi ba nun toppee ci loolu ba léegi 2002 ba tey mosuñu gagné nañ ci génn tey wax équipe nationale seet loolu xool waaw jërëjëf vraiment merci beaucoup jërëjëf Malal Asmalik Malal waaw bala ñuy dem waaw Thiam am na lu ma ko bëggoon laaj mën nga tëgg làmb def sa face to face te du am service d'ordre déedéet Thiam ah déedéet kon service d'ordre am na waaw service d'ordre bi am na macha allah doy na wala doyul non tubaarkàlla parce que loolu tam soo gisee ñu di ko def rek mooy que du sax ñaari mbër yi tout le monde est sécurisé waaw tout le monde est sécurisé parce que tamit loolu la président Bira soxla que comme ni nga ko waxee nii ni ma ko tàmbalee ci jataay bi que jataay bi nii la war a demee jërëjëf c'est-à-dire que lamb aussi il faut ñu dépasser yenn jéego yi donc looloo tax léegi kuy defar avenant ak foo mënti defee face à face moo xam remise de drapeau la ñaari mbër yi nga xamante ne daal dañ leen taxawal te il faut que aussi ten mu officiel parce que boo taxawee leen ñaari combat ñaari mbër yoo xam ne officielul kenn du la defal avenant donc avenant bi day fekk ne mu officiel ñu soog a def avenant bi nag faw sécurité ñëw jërëjëf sécurité ñëwul CNG du ko accepté jërëjëf Thiam Asmalik waaw non c'est bien loolu kay yaakaar naa ni leer na am na ay coppite yu ndaw yu nga xam ne am na ci wàllu règlement bi je pense que manager yi jot nañ ko te bu ñu ko jotee seeni mbër également war nañ ko jot ba bu bés baa du am benn jafe-jafe ci nangami nit nga war a àndal et cetera loolu yëpp je pense que jar na di leeral ak di ko fàttali xale yi léegi nag fu nu jëm dañuy dem ci góor a jeune amateur ndax combat bi combat amateur la combat bi di nga gis ku nga xam ne faralul rëg-rëg faralul guy gi làmba ko ñor làmba ko neex mu wóor ko ni ñaar ñii dinañu bëre ba ñu kontaan
du làmb ju nga xam ne day am match nul de du làmb ju nga xam ne décision ay décision 4 sorties ak 5 sorties lay nekk de non wëlbët gàng rek wëlbët gàng wala dóor mu këpp di la ca wala ay ca ñëwal Gora Ndoye président des jeunes amateurs asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi fi nekk yëpp ci salle bi di nuyu aussi Mao Cissé suñu frère di nuyu amateur yu làmb yëpp di nuyu vraiment ñaari champion yi muy Gouye Gui ak Reug Reug comme ni nga ko waxee rek Malal combat bi day combat amateur di combat bu ñu yàgg xaar tey GFM Entertainment yaakaar naa décroché ko mu nekk combat boo xam ne boobu ba léegi amateur yaa ngi koy xaar vraiment mu nekk combat bu neex nag di ñaanal mbër yi ñaari mbër yi jàmm ak salaam ba le jour bi ñu ñëw remplir seen ay contrat mais di rafetlu aussi tamit vraiment li fi am parce que gis nañ ni depuis le début ba léegi wane nañu discipline wane nañu yar wane nañu teggin et puis gis nañ aussi tamit ci salle bi vraiment sécurité bu doy te loolu aussi tamit ñun amateurs yi ñu daan ko réclamer ci yenn signature yi nga xamante ni dañ daan ñëw di gis des fois muy am yenn problème yi loolu aussi ñu ngi ciy jaajëfal waa GFM Entertainment bu baax di woo sponsors yi aussi tamit ñu ñëw accompagner leen ci journée bi parce que tamit yaakaar naa combat bu mel nii du combat bu ndaw taxawal ko yombul kon soxla nañu ñu leen accompagner ñu gis aussi ñu def ci loo xamante ni vraiment lu ñuy rafetlu la muy dañ ko def direct jaaye ñu ko li nga xamante ni mooy pay-per-view ba pare def ko direct loolu kon dañoo indiwaat li nga xamante ni moo fi amoon bu njëkk mais loolu nag dafa am lu ko daan def mooy sponsors yi ñoo daan accompagner promoteur di leen jàppale kon ñoom aussi tamit laaj na tey sponsors yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi état ñu forcé leen ñu ñëw jàppale tey ñi nga xamante ni mooy promoteurs yi parce que lamb aussi loo ci mënti dégg mooy que ni tëggu ko yombul vraiment ku xool ñaari mbër yi xam ni seen combat du combat bu yomb kon encore une fois ñu ngi lancé waat message ñi nga xamante ni ñooy sponsors yi ñu jàppale promoteurs yi nga xamante ni dañu ñëw dolliwaat ci lamb di jàppale jeunesse bi di jàppale ñi nga xamante ni tey ñooy axlu lamb di woo amateurs yi aussi tamit ci discipline parce que gis nañ ne lamb yu bari dañuy ñëw des fois gis yenn indiscipline yi ba amateurs yu bari léegi ñëwtuñu lamb kon ñu ngi leen di woo ñu ñëw ànd ak yar ak teggin di woo supporters yi aussi tamit ñu ànd ak dal bàyyi chaise yi ñuy damm bàyyi yenn violence yi ñuy def parce que loolu aussi tamit day ragalloo yenn sponsors yi ñu ngi leen di woo ci jàmm ak salaam ndax c'est la jeunesse lamb kenn mënul wax Sénégal te doo wax lamb kon ñu ngi woote waat tamit état bi aussi ñu dugalaat seen loxo ci lamb parce que gis nañ ne defar nañu arène nationale bu 32 milliards mais li ko war a accompagner mooy mu am ay sponsors promoteurs yi gën a ñime parce que ñii di GFM Entertainment ñoo fi indi woon Balla Gaye amat seen revanche kon tey yaakaar naa amul combat bu gën a rëy combat boobu kon jàpp nañ ne bu ñu jógee ci Gouye Gui ak Reug Reug dañuy indiwaat yeneen affiche yu gën a rëy kon il fallait que ñu accompagner leen vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu vraiment fi ma jóge muy waa Pikine di nuyu sama yaay bu baax a baax di ko sant di ko gërëm jërëjëf Gora waxtaan bi rafet na bu ñu waxee lamb ju mel nag xel dafay dem faw ci sécurité te mënuñu wax sécurité ba mu jeex commandant Thioune toog fii nekk takk der Kamil def li muy def ci police bu noppi nekk ci tuwaaxlu lamb toog ci suñu jotaay bi ñu ko jox kàddu mu sànni si ñaari baat commandant di defar ñu ngi au garde à vous mënunoo repos repos kon merci il n'est pas méchant il n'est pas méchant c'est un gentil commandant defar rek je suis pas méchant commandant sànni si ñaari baat waaw jërëjëf waaw di leen gërëm di leen sant comme ni ngeen ko waxee làmb loo gis ci dëkk bi bu amul sécurité rek du dem te defe naa ni c'est l'occasion pour ma gërëm ñi ngànk sécurité au niveau du Sénégal parce que dañoo xarañ boo ko tàmbalee ci le ministre de l'Intérieur le directeur général de la police nationale le directeur de la sécurité publique le commissaire central le commandant du corps urbain de Dakar ak le commissaire du GMI ak élément yëpp vraiment dañuy sawar sax pour def làmb parce que xamal tax xam nañ ni làmb ci liy doxal réew mi la boo seetloo bu njëkk dañ dee wax naan làmb arène nationale kenn mënu ko sécuriser mais bu ngeen xoolee defe naa ni fan yi le 1er janvier ak yeneen yi amoon na ay làmb yu fa nekkoon nit ñi jaaxle woon mais bi gaa ñi taxawee ba xarañ kilifa yi police yi dajalee xool carte gi defe naa ni keroog ñëpp kontaan nañ dëgg la te li fay ñëw ci policier vraiment état bi ñi ngi def seen partition parce que dañ lay indil 300 400 ou 500 policiers te xam nga loolu gars yi amuñu lim bu takku la donc pour wan la ni la ñi ngi def seen partition te noonu lañ koy defee parce que xam nañ ni dëkk bi boo ko sécuriser wul rek musiba am parce que ñii ñëw ci làmb ji ak ñii ñëw pour leneen parce que am na ñoo xam dañuy ñëw làmb am na ñoo xam dañuy làmbaatu waaw ñii làmbaatu nag gars yi dañ leen di taxaw xaar leen wallaay te ku ci lëmbee rek comme ni ñu koy waxee ñu lëmbee la na seen xel dal le 20 waaw waxuma la ci biti waxuma la la veille
mais avant pendant après dañ ko sécuriser ba maa aussi sax dina jaaxle. tabarkalla na seen xel dal. jërëjëf commandant foog naa ni xel dal na El Hadj Malick. Pathé xel dal na. dafa am solo lii ñëw sax te duñu sol tenue mu ëpp ñuy sol uniforme. tabarkalla ba pare commissaire li ma jaaxal commissaire central keroog moo ñëw. nga ñëw waaw. taxawal boppam. nga xam ne kon am na fu ñu teg sport national bii di làmb. tabarkalla am na fu ñu leen teg yéen mbër yi. am na fu ñu teg amateurs yi. am na fu ñu teg CNG. am na fu ñu teg réew mi ndax xam nañ ni mooy poowu réew mi. la sécurité est au début et à la fin de tout événement. mais dégguma gaa ñi tàcc sécurité bi de. voilà lii laa bëgg. waaw kay léegi mu foog naa ni balaa ñuy waaw agement làmb ji ñaari mbër yi ñoo ko njëkk a sécuriser seen bopp. parce que c'est très important. ñoom ñooy acteurs yi. waaw bu ñuy xas-xasloo seen biir dañ naan seen supporters yi seen yoon nekku ci. ñun ñaar man ak moom la. yéeg leen ci kaw tàccu ñun ñu nekk ci biir bëre. yëngal leen ci kaw toujours message de paix la ñuy prôné. donc ñoom ñaar ñoo gën a bëgg bis bi. parce que sécurité boobu commencé wul woon si ñoom day métti. day métti mais macha allah si ñoom ñaar lañ di ko commencé. yombal nañ la liggéey bi. macha allah jox leen ko waay jërëjëf. foog naa ni suñu intervenant yi ñett ñoo ci des muy preuve ñaari managers yi waaye balaa ma ñëw si ñoom dama leen di écho dem ci mbër yi ndax ñoom ñoo waral bés bi. guy gi suñu dajee bu mujj ba da nga ne woon kii doyal ak lax ndiku waaye ci diggante bi jël nga roppalaan dem ñëw lu tax nga dem ñëw ak foo demoon yow waxal rek. d'abord maa ngi nuyu sama soxna mooy borom kër yi maa ngi fay sama soxna. waaw maa ngi koy nuyu baax béy bi quoi. boo ko nuyul de boo demee doo reer. ndax loolu leer na la man amoo problème kooku sama doom la sax amoo problème boobu ak moom. kon baax maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Ndeye Khady. borom yaa Fatou si nuyu famille bi yëpp. ñoom Seydou Madiang Bousso Dieng Biti Sidi nuyu naa famille ñoom Ndeye Khady bi yëpp. di nuyu sama xarit Dere Sarr. léegi ñëwal Ndeye Fatou góor ndoy tey maa ngi koy nuyu xamee ma ko woon. waaw ndeysaan moom damay suivre ni muy doxee ci groupe bi. mais kuy doxal lamb la. dëgg la parce que tamit moom lu jëmee lamb kanam même pas amateur yi sax mais day def beneen liggéey suuf boo xam ni du affaire amateur. d'accord di ko gërëm bu baax di ko nuyu di nuyu ñi ma àndal ñoom ku mel ni. léegi sa voyage bi Xaadim Mbay sa voyage bi xam nga. voyage bi bébé guy gi non voyage bi. comme ni ma la waxee rek ñun. voyage bi bu ñuy voyager pour récupérer moo tax parce que Sénégal mënoo fee récupérer. à part loolu li des buñ toog fi sax bu liggéey am doole quoi mais fooy pour récupérer ak pour xam nga soo ñëwee Sénégal nan nga war a defee sa combat affaire yooyu mais du ay pour xam nga. mi ngi nii loolu la quoi. léegi mu jox rek Umar. demoon na États-Unis yow tam demoon nga États-Unis. ah toogul woon non yow kii. Malal waaw. combat bi dafa bëri ay yàqu-yàqu. dem du benn man boog sama côté dem ma benn dem ma ñaar. dem nga ñaata États-Unis bi maanaam ñaari yàqu yi. waaw du ci coobare kenn benn yàqu bi ci coobare maa wala mais waxtaan nañu ñun ba dijoo ba lii mën a amaat bi maanaam dafa bëri ay yàqu-yàqu yoo xam dañuy dem di ñëw. ay report dem di ñëw. waaw xam nga mais nag. gëm naa ni comme ni ma waxee rek. ñun mbëri ñun ñoo mën a defar suñu bis loolu ci la bokk. mais ndax la nga rooti woon mu ngi fi ba léegi. la nga rooti woon. waaw mu ngi fi ba léegi. non xam man moom sama yëf day nelaw. ma entraîné ma ñàkk entraîné boo ma cokkaasee rek day yeewu. waaw boo nee nii rek day yeewu man kenn ma cokkaas ça dépend ci moom quoi.